Souley Diop, administrateur du parti PASTEF, les Patriotes. C'est ce dimanche, à partir de 21h, à la place du Souvenir, en direct sur la magie de la télé Dunia TV. jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci DTV 19h moo jot yëpp gox ci biir Sénégal xabaaru marax yi dañu gën a fees bokk na ca ni tali bi defati ay jéye ñeenti bakkan wadd di ay gendarme mbiri ya ma nga xewee ca Sédhiou lu ni mel mi ngi xew fekk président Macky Sall ma nga fay amal tournée ci wàllum campagne daañu ci ñëw ci biir xibaar yi en direct lay doon incha allah loolu ci bokk lu jëm ci gisee Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade naka la ko askanu Sénégal jàngate ñu bari ci ñenn ñoom gis daal fi ñu toll tamit Ousmane Sonko moom même doon ŋàññi système bu Sénégal mbaadu dafa tàmbalee soppi doxalin daañu ci ñëw ci biir xibaar yi tam loolu ci bokk élection yi dëgmal tax na ndaw ñi kenn ku ne daas ngànnaayam te mooy kartam bëgg a jëfandikoo ngànnaay googee ndax mooy vote ji ñu bari ci ñoom nag dañu bëgg nañ daal dugal seen loxo ci mbir yi ndax dañoo bëgg gis dund gu soppeeku lool ñuy sàkku ku nu mën a fal li nga diggee nga koy def daañu ñëw ci biir xabaar yi tam bu ñu noppee daañu ci boole journal de la campagne toj faram fàccee lu jëm juróomi candidat yi ñu ngi wër Sénégal ku nekk ay kàddoom président Sall ma ca Sédhiou daañu dem ca Koupentoum Kolda ak fii tam ci Ndakaaru niskis faram fàccee gi gërëm leen ci ànd beek ñun tàmbali xabaaru marax yi danaan coow jëm fe nga xamul ci Sédhiou accident ba nga xamante ni bi moo fa am sàng nile ñeenti alkaati di ñeenti gendarme ñaax seen bakkan ñeen am cay gaañu-gaañu lu ni mel mi ngi xew fekk na président Macky Sall ma nga fay amal tournée ci wàllum politique ñu ngi dem en direct fekki fa Codé Ndiaye Codé nuyu naa la mbir yi fu mu tollu jamono ju tembe lan moo xew exactement ak jéey ji fu mu demee wax ne ñu ngi nii topp caravane candidat Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall tey nag mu jógee Kolda ñëw ci diwaanu Sédhiou ngir nag amal ci ab meeting waaye nag xibaar bi ñu jot ci yoon wi moom mooy dafa am benn auto gendarmerie boo xamante ne ni dafa def benn accident daal di nag def daal accident ñu wax ne nag ni am na ñeent doomu aadama yi ci ñàkk seen bakkan waaye nag bi def précision moom mooy que ne oto boobu noonu ànduloon ak cortège yu Macky Sall kon accident bi amul benn lien ak cortège bi nga xamante ne nii Macky Sall mu ngi koy amal ànd ak délégation ci beneen côté lañ nekkoon parce que accident bi amee ci à hauteur de Carrefour Diaroumbe foofu la affaire bi amee te lan moment yi muy am boobu caravane Macky Sall bi mi ngi dëgmal jëm Sédhiou loolu daal mooy lañu jot ci xibaar waaye nag pour l'instant xamaguñu naka la accident bi amee ak ñaata blessé moom moo ci am ndax fekkewuñu accident boobu le waaye xibaar daal lañ jot que ne ñeent gendarme ñàkk nañ seen bakkan jaajëf Codé Ndiaye nekkoon en direct fi nga xamul ci Sédhiou di fàttali ni moom mi ngi topp cortège wala sax caravane président Macky Sall mi amal campagne ci gox bu ni mel leexal gi kon information bi mooy li nga xam ne accident bi laalewul dara ak caravane président Macky Sall accident baa ngi amee ci croisement wu Diaroumbe fekk na président Sall moom boobu ma nga doon jëm si Sédhiou kon fekk na kon cortège yi laalewunu accident bi daañu ko toppal incha allah ni ko Codé Ndiaye waxee te na mu gën a yaatoo ndax sàng sax président Macky Sall jibal na kàddoo moom ci boppam yëkkati kàddoom jàll jébbal ko mbooleem gendarmerie nationale bu Sénégal gi masawu tamit ñi ami gaañu dañ ñoo léegi incha allah bala xibaar yi jeex ak Codé Ndiaye ma ñu nekkal ca Sédhiou googule xibaar yi wéy ci benn wàll ba tey politique ak ñi nga xam ñooy wéy di transhumé am na ñenn ñooñ dañoo fàq ca coalition Benno Bokk Yaakaar dem fekki coalition Madické 2019 kooke mooy Pape Simaka moom ci boppam nee na li mu doon xaar gisu ko ci président Macky Sall dem na fekki président Madické te dana def kem kattan campagne la ko am ndam dénk na kàddu Pape Malick Fall. J'ai décidé de démissionner de l'APR. Sénégal dafa soxla ay ndaw yu gëm seen bopp. Politique dafa war a ànd ak éthique morale ak déontologie. loolu su si jógee politique nekkatul foofu. où est passée l'émergence? tey ñu ngi doon wax jigéen ñi l'émancipation de la femme. wax réseau des femmes pour l'émergence fan la femme yi émerger
suñ demee ba élection présidentielle jot femmes yi si nekkoon candidat ñoom ñëpp ñu seet leen teg fële kon yéen jigéen joxu leen seen gëdd kon dama wax ne le candidat Madické Niang c'est l'homme de la situation c'est lui seul qui peut redresser ce pays parce que le Sénégal est sur une pente ñuy wax li nga xam ne politique noonu lay demee la définition de la politique c'est quoi c'est l'art de gérer la cité mais aujourd'hui définition bi si ñu koy apprécier si bi defee c'est l'art de gérer ses propres intérêts ay nit yi tekkiwul woon dara ñoom ngeen di teg di dugg ci politique bi affaire di la romb ak ay oto cravate di ànd ak ay garde corps où est le sérieux lu jafe nga gis ku nekk ci mouvance présidentielle ci période bi wàcc ko ak lépp ak lu ma ci mën a fekk ça sur mes responsabilités nga bàyyi loolu dem ku jéggi dem makk ci lakk de machine yi daw ci mbedd yi il faut être engagé pour le faire il faut nga nekk nit ku gëm sa dëkk pour nga def dem nga ne la coalition Benno Bokk Yaakaar à Kaolack dangaa doon am sama génn ci affaire dinañ leen dugal fi ba mu tëdd yàggatul fu leen joxe xaalis lekk leen ko du seen xaalis yéene ko moom fu mu toll nii pas une coalition Benno Bokk Yaakaar jeex na ci sukuraat tànk yi jóg na jël bee def ma nga noonu muy Pape Simakha mi génne Benno Bokk Yaakaar dem ca Madické 2019 ay kàddoom Pape Malick Fall moo ko taataan mooy sunu correspondant ba ñu nekkal daanu Kaolack Ndangaan xibaar yi wëy ba tey ak mbirum élection yu dëgmal 24 février xam ngeen ni soreetul moo tax jigéen ñi ñoom nee ñu seen wàll ma nga ca waaye tam ndaw ñi kenn ku ne ngi bàyyi xel nu mën a def ba dugal loxoom ci mbir mi waaye nag di am yaakaar ci ni ku ne fal ci bopp réewum Sénégal dana bàyyi xel bu baax li askanu Sénégal di xaar ci moom soxna Aïda Mbène Niass def na gëstu bu xóot ci wàll gi reportage. ay bés yi des mun nañ ko rek daal di wàññi ngir ñu jëm ci élection présidentielle yi ndaw Sénégal yi nag di wane seen taxawaay ni pare nañ ngir mën a rek daal di dem defi seen devoir citoyen maanaam voté ñaar fukki fan ak ñeent bi ñu dëkkmal. ndax man sama carte électeur jël naa ko bu yàgg waaw man moom pare naa pour voté woon incha allah. législatif yi passé voté naa aussi noonu laa ko nar a defee waat dama war a voté jiwaat. di commencé bindu ci liste électorale yi man fexe naa boo defee lu tout ba bindu. pour jotoon carte d'identité bi nag jafe woon na lool mais comme ñun ay citoyens lañu te tamit dañu bokk ci dëkk bi dañu war a dogal pour ëllëg tamit yu bëree bëri am na yoo xamante pour man ñun jeunes yi ñoo ko war a changer. jox yitte bu mag ëllëgu Sénégal moo waral yile ndaw nag jàpp ni dafa rek jot tembe tey jii ci ñoom ñu rek war a topp ak candidat yi ak liñ leen jagleel ëllëg. ñu ngi suivre candidat yëpp ñu ngi leen di suivre yaa ngi dégg te am nañ ci ay programme yoo xamante ne intéressé nañu li may ñaan daal mooy li nga xamante ne des fois am na ñoo xam ne dañu naan du ma voté wala nangam ak nangam mu bañ ñu arrivé na ñëpp génne seen i carte d'identité dem ñu voté ji jour scrutin bi ñu voté kenn ku ne dem ñibbi sa kër. parce que seen avenir 5 ans yi mu ngi ci élection yi ñëpp ñu génn dem voté ji. ginnaaw googule nag woote ngir ñu dem ca urne ya voté ji ñoom ñi leen ñi ngi xaar ki ñi nar a tabb ci bopp réew mi indi ay coppite. président Idrissa Seck laa bëgg mu jël ko mais tey su ko jëlee bu mu nekk kumba am ndey kumba amul ndey man dama bëgg rek mu nekk koo nga xam ne day nekk président Sénégal au lieu président parti réew mi. Macky Sall daal. kenn rek la ko nit ñi meree mooy nu muy def làq doom dóor doom maanaam nu muy audité du audité ñëpp. ndaw yi lekkoon di wane ni fas nañoo nag dugal seen loxo bu baax ci élection présidentielle bi ñu jëm fexe itam ba def li ñu warloo ak seeni dëkk di voté ji waaye nag ginnaaw lu ni mel ñoom ñi ngi sàkku rek ci ki nga xamante ni moom lañ nar a tabb lépp lu mu diggee mu sàlloo ak moom. jaajëf soxna Aïda Mbène Niass moo demoon seeti ay moroomam ngir ñu xool fu ñu toll ak wàcc élection yi nga xam ñu ko dëgmal leneen ci élection yi itam xam ngeen ni am na candidat yëpp ñoo taxaw temm kenn ku nekk naa buñ ko falee dana soppi koom-koom réewum Sénégal gis na ni réew mi naat na waaye gànjar gi daal dafa am ñu ko jot maanaam koom-koom gi daa demee boor moo tax ñi nga xam ñu yëngu ci wàllum jënd ak jaay di secteur informel bi ñoom itam ne ñu bëgg nañ ku leen ci bàyyi xel bu baax ndax gis nañ daal fi ñu toll nii tembe dafa mel ni candidat yi xëy na wax ji bari na waaye jëf ci daal day xaw a des lu bëri moo tax ñoom seen kàddu jib na ci wàll wi soxna Penda Badji moo leen seete woon reportage. ñàkk jariñu mun a faj seen soxla mooy li leen tax a jóg fii ci Colobane nag secteur d'activité yi bëri nañu lool te ute loolee nag tax ba yi lépp jaaykat di wut ay pexe yu bëri te ute ngir mun cee génn. dañuy dagg yëre seddaay dagg yëre tàngaay noonu daal la demee mais nag ñu ngi sant yàlla moo bali mu amul prix bu fekkee yëre tàngaay yi la am na 120 000 110 000 100 000 ça dépend. xam nga montar yi moom
yëpp yemul liñ koy jëndee mais yëpp yemul liñ koy jaayee waaw am na si yoo xamante ni dañ ko jaayee 1000 francs am na si yoo xam ne dañ ko jaayee 2000 am na si yoo xamante ni dañ ko jaayee 1500. muy nag ab occasion ngir yi lépp acteur économique mën a fësal jafe-jafe ñiy jànkonteel ci seen liggéey. trottoir bi fii moom benn bagage buy fanaan ndax ñàkk sécurité quoi ñàkk sécurité moom soxna la ñu trop waaw. am nañ parking resserré boo xam ne mi ngi fii war nañu cee dimbali dugal ci Ndiaga Ndiaye oto yi nee na ci tëdd wala nga te oto yi parking bi ñu baare fii oto yi war a tee mën a dugg day ubbi ñu ko te dem dikk ñu ngi doon ubbi foofu. ginnaaw loolu nag ñoom ñi lay fësal nañu seen bëgg-bëgg tey xaarandi ci ku nar a doon njiitu réew mi fii ci Sénégal ngir mu mun leen teg ci ay conditions yu gën. lu ci am importance mooy njiit bu jub yaa ngi dégg et puis maanaam nga yërëm ñi nga jiite ku nekk la muy liggéey nga mën ko saa dimbale. ci télé bi nan nu wutal ñoo xam ñu dimbali la ñun yërëm la ndax fii ak Colobane juróomi montage buntu Colobane danaa tëj ñu seere Ndiaga Ndiaye ci kaw télé bi loolu pour lan la. ci war a palu nanu dimbali ci loolu. réussir bu baax ci la ñuy yëngatu mooy seen bëgg-bëgg ak it seen yéene tax ba ñoom ñi leen ñu fas yéene gën a góorgóorlu ci li ñu jàppandi terewul nag ñu ngi am yaakaar ci ki naka doon juróomeelu président fii ci Sénégal indi ay saafara ci seen jafe-jafe. jaajëf soxna Penda Badji moo demoon seeti baana yi ñoom itam seen gis-gis ak liñ dëgmal muy élection présidentielle waaye itam taxawaayu juróomi candidat yi taxaw ngir laaj réew mi. ba tey xibaar yi ak politique président Abdoulaye Wade moom fi nekkoon njiitum réewum Sénégal gisee na ak Ousmane Sonko ndax xam nag Ousmane Sonko moomee dafa war a mën a xaar ndimbalul maître Abdoulaye Wade ci wàllum politique jàppal tànkoor caa mën a am wala déet naam mën naa nekk waaye nag jaaxle gi mooy Ousmane Sonko bi nga xam te ni bi yàgg naa wax naan système bi moo sànq réew mi tey mu dem gisee kenn ci système boobule ku mel ni Abdoulaye Wade kon daal jot na Abdoulaye Wade moomee wala Ousmane Sonko sax leexal bu baax dëgg-dëgg kon système bi muy wax lan moo tax muy wax système bu mel noonu leen soxna Alioune bi tey dem na seeti askanu Sénégal reportage. ndajeeb Ousmane Sonko ak ki fi nekkoon njiitum réew njaxiñ képp lay doon ci moom. ndaje boobu dafa nekk bénéfice pour Ousmane Sonko dafa nekk bénéfice pour Ousmane Sonko parce que bàyyi sa campagne nga ñëw tase nga xam ne moom mooy ancien président de la République du Sénégal nekk. Le chef de l'opposition. Il a intérêt parce que d'ailleurs démb rek bi maa ngi koy suivre mi ngi koy wax ànd ak am un ancien président derrière toi c'est vraiment quelque chose de costaud. ca noonee nag njiital Pastef lii war a leeral askan wi li nga xamante ni moom lay tuddee système te sax di wax ni dana ko soppi. gaa Sonko la lan lay tuddee système c'est quoi le système boobu ba tey ñu ngi koy dégg naan le système mais le système c'est quoi le système c'est quoi ba pare moom. Voilà, il était dans le système, l'unité des systèmes. Il était un ancien fonctionnaire. bu ñu xoolee taxawaayu kii di Atepa ci mbir mi mënees nañu jàpp ni am na sax lu ci xew lu ñu waxul. Le fait que Ousmane Sonko bàyyi campagne ñëw tase Ablaye Wade du gratuite am na li nga xam ne wax nañ ko te ba léegi Ablaye du ko waxu ko Ousmane Sonko waxu ko. ki nga xamante ni mooy njiital parti démocratique bu sénégalais bu njëlee ndogal ngir booloo ak Ousmane Sonko nara doon loo xamante ni ku ci nekk ci ñoom ñaar di nga ci gis sa bopp. na ci gañe xel parce que ku la mag ëppale sagar mun na ko conseiller rek comme conseiller rek la ko mën a def mais mënu ci gañe dara parce que xam nga nit ñi tam dofatuñu. du pour intérêt parce que tamit bon étant ñiy suivre actualité bi gis nañ mi ngi am benn combat politique boo xam ne peut-être à l'avenir comme on dit que Wade c'est un fin stratège bon est-ce que dafa am lu muy séntu si booy bi moo tax muy xaw a penché si moom. bu ñu sukkandikoo ci waxu journaliste bi li ni mel mën nañ ko defi ci beneen anam. Atepa di nga xam ne ñëpp xam nañ relation bi mu am ak Ablaye Wade te moom Atepa soutenir candidature Ousmane Sonko da ngay xam ne am na li nga xam ne Ablaye Wade wax na ko ak Atepa pour mun a soutenir Ousmane Sonko même si soutien boobu du soutien public. mais dina nekk li nga xam ne dina ko soutenir dina ko conseiller wax ko li nga war a def lii ak lii mu am ñi nga xam ne ñoo jege Ablaye Wade wax leen li ngeen war a def pour mun a soutenir Ousmane Sonko. booloo parti bi di PDS ak PASTEF doon sax lu ñu mën a xalaat bu amee nag dina nekk yokkute ci candidat bi di Sonko président moom nag muy rafetlu ndaje bi nga xamante ni amal na ko ak kii di maître Abdoulaye Wade.
jaajëf xibaar yi wéy ba tey ak mbirum politique ak ñi dem di jàppal tànk candidat Benno Bokk Yaakaar mouvement dental émergent dem nañ fekki Benno Bokk Yaakaar ngir gunge jigéen ñi ànd ak kuréel googule ngir mën a dem ci élection présidentielle yi ndaje man ci wate woon yaatu woon lool soxna Safitou Koli fekke woon na ko reportage. salle bu mag bu théâtre Daniel Sorano fees del ak nit ñu solu ci couleur bu Benno Bokk Yaakaar di marron ak beige jigéen yu soxee ko ca Yaraax Anne ak Maris ñëw jàppale kii di seen marraine Mariata Bass. Macky Sall moom luñ ko mën a fay rek voix lañ ko mën a indil voix rek lañ ko mën a indil doomu Yara Bass. boobule mbooloo sax fas yéene tàbb président Macky Sall ci xaaj bu njëkk bu présidentiel 2019. président de la république dafa liggéey soo gisee ñu ñëw fii mbooloo woo ko ñu wuy si la yombul dëgg la mais ñun li ma bëgg mooy macha allah le 24 février ñëpp ko sàlli ko carte premier tour incha allah rabbi. ci noonee sax la jëwriñ bi ñu dénk wàllum finance Amadou Ba di dalal seen xel mu daal di leen xamal ni ki dina def lépp lu war ngir yooyu le gox daal di sukkaleku waaye it wàllum napp bi dina ci taxaw. ni ma ko waxee léegi Yaraax am na ay jafe-jafe du yàgg nag département bi dina ñëw Yaraax kon passerelle yi balaa ñuy ubbi train bi ba muy daw dinañ ci def lu doy. mais le président di def foofu intérêt Sénégal yépp la su paree koom-koomu aan dafa yokku. Amadou Ba am yaakaar ni projet bu nguurum Sénégal tàmbali ñoom fas yéene neen ko yeggali su fekkee ni président Macky Sall daal di neen ko falaat. fa gouvernement bi nar dinañ leen ko wax lu ci nekk ñu wax leen nan lañ koy defee ak kañ lañ koy def. ci boobule xew-xew la jigéen yu commune Hann Bel-Air yëkkati seeni kàddu fas yéene falaat président Macky Sall ci ay xumbaay lu ci mel ni ay fecc ak wëy leen tëjee boobule cérémonie. ba nga noonu ne mu mel ni foofee xawoon naa am tuuti ay yëngu-yëngu jëm ci wàllum pooj ak ñoom seen ba tey ci wàllum politique xam ngeen ni lu jëm ci presse nationale bu Sénégal ñoom dañuy soxlawoo li ñu duppee fonds d'appui état Sénégal teg ko nu su ko war a mën a yokkee nag lu baax la yokkute it am na ca moom lañ ciy sàkku itam ndax waxtaan la gu yaatu goo xamante ni bi kàngam yi tàggat journaliste yi ci école bu mag boobule di CESTI amoon nañ fa waxtaan ci wàllu gu ni mel dañoo porox ndoll ci bi ñu doon jox ay lijaasam ñaar fukki ndaw ak ñeent yoo xam te ni bi dañoo jàng ba am seen lijaasa ndaje moomee dañ ciy xuus ànd ci ak soxna Maymuna Ñaan reportage. ñaar fukk ak ñeent stagiaires yu FAP muy fonds d'appui à la presse ñoom ni ki tey ji jot nañ seen attestation gannaaw ñetti at yi nga xam ne jàng nañ ko. tey jii yaakaar naa ñëw ci école bi tàggatoo fi bi nga xam ne ñëpp naw nañ ko ci dénnu Afrique rawatina tamit ci àdduna bi ndax fépp foo dem wax naa ko sànq ci kàllaama tubaab di nga ko gis produit mam di nga gis ñoo xamante ni tàggate nañ leen fii ci CESTI. donc dafa am importance dafa dangereux dafa am maanaam lépp parce que li ngay informer moom la askan wi di jàpp kon nag boo koy joxee tamit da nga war a gestu nga war a jàng nga war a tàggat sa bopp. bile formation nga xam ne CESTI moo koy may ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbirum média li ni mel dina tax ñoom ñu gën a yokk seen xarañteef loolu tax kon direction bi di ñaan ministère bu yor wàllum communication ngir mu xoolaat budget bi. doon am doyul mais ren dañoo def suñu formation ñu yaatal ko ci ñi naan technicien de l'information les professionnels de l'information et que comme représentant ministre bi wax na ko nee na dinañ ko yokk. bile càkkutéef mu mel ni tokkul ci nopp ku tax. chaque fois directrice du CESTI ak les responsables du CESTI ñu ngi laaj état bi pour ñu yokk ko dama leen di wax ak code de la presse bu ñu tëral nii mooy loi bu bees bi tey dafa am comme objectif ñu mën a raxas secteur presse bi raxas boobu aussi lu bëre lu bëraa ngi si fu ñu commencé mooy si journalistes yi d'abord xam nga rédaction yu bëre tey soo demee di nga gis journaliste
yile récipiendaire ñi ngay ñaax seen moroom yi ngir ñu gën a ut xam-xam waaye it présidentiel bi ñu dëkkmal ñu wane ci ab xarañteef. yoon la képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci taskatu xibaar nga gën a gëstu gën a yokk sa aliwa ndax jamono ji am na fu ñu toll foo xamante ni ñu bëri amaanam donte ñeenteem pouvoir bi lañ koy wax mais ñu ngi xaw a ŋaññi benn côté donc. nañu def attention ci xibaar yi ñuy joxe ndax période bu ñu nekk période cruciale la période électorale dafa bëri ay tension kon nag képp kuy joxe information na nga koo vérifier mu wóor la soo koo joxe. direction bu CESTI ma ngay yëglu ci perspective mu nga xam ne kon moom la ñu nar a jagleel beneen promotion bu ci topp te sax ñu cay yokk ni bile promotion way taskatu xibaar yi rek ñoo cay bokk. jaajëf Maymouna Niane delluwaat di wax delloo njukkal bu baax Abdoulaye Ndiaye ak Lassana Diandi waaye tam di ak kii di Abdoulaye Wadianga bokk ci jot yooyu nga xam mooy lijaas yooyu le jëm ci tàggat bi kon waa leen góor ci liggéey bu ni mel delluwaat delloo njukkal groupe Excaf Télécom. bala ñuy song journal de la campagne dañuy dem ca place du souvenir fekk fa Mouhamadou Mansour Sow foofee ñu ngi fay wàcce émission bu mag bu am solo face à la nation ñu war a xuus ci campagne bi ànd ci ak ay kàngam ci wàllum politique Mansour Sow fu ngeen toll ci wàllum préparation yi installation yi dafa mel ni fi ñu toll nii daanaka lépp noppi na incha allah. waaw maa ngi lay fay Modou Mbacke ñaan noonu nga ko waxee nag noonu la amee que ni ci jamono jëlee lépp yemb na fii nga xamante ni mooy ci place du souvenir africain di bërëb boo xamante ni am na taarix lool ci l'histoire bu dendub l'Afrique waaye te na rawatina nag bu Sénégal ci fàttali rek ñu taxawal ko fi ci gouvernance bu njiitu réew mi fi nekkoon di Abdoulaye Wade mu di bërëb boo xamante ni tey ji boo fi ñëwee di nga fi gis ay figures emblématiques yu dendub l'Afrique waaye tamit ci l'histoire l'Afrique tey ji nag fi la chaîne de télévision def déplacement def dérangement ñëw fi nga xamante ni nag nar fi amal waxtaan wu am solo nag ñu duppee ko face à la nation maanaam janook askan wi nag ñoo xamante ni tey jii ci chapelle politique yi nu bokk bu nu waxee dinañ xam que ni ñii war nañu mën a wax ndax war nañu mën a gàdduk ñi nga xamante ni ñoom la ñuy waxal bu ma waxee le ministre Mame Mbaye Niang le ministre du tourisme ancien ministre de la jeunesse muy initiateur donc plateforme bi mu duppee Sénégal 2035 bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàppal tànk njiitu réew mi fi nekkoon durant son septennat di président Macky Sall candidat à sa propre succession moo nar a teew ci waxtaan bi la nag ngir waxtaane lépp lu jëm ci wàllum campagne bi la waaye ramatina nag li nga xamante ni moom mooy seen bilan programme ndax ñoom ñaari mbir la ñuy défendre ab bilan boo xamante ni durant 7 ans lañ ko fi def waaye tamit programme boo xamante ni nag plan Sénégal émergent la njiitu réew mi taxawal dégmal ko nag horizon 2035 mu nattee janook nag ñoo xamante ni ñu bari jàpp nañ ni phénomène leen ci li nga xamante ni moom mooy ci élection yi lée ndax seen parti bi ba mu juddoo yàggul waaye mu mel ni ci jamono ji yëngal nañu jamono ndax bu ñu waxee Pastef les patriotes wax président Ousmane Sonko xel yi dina dem ci li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu jamono tey jii nag ñu nar a dalal ci plateau bi administrateur bu parti Pastef les patriotes te tey jii nag ñu tënku ci li nga xamante ni moom mooy coalition Sonko président di Birame Souleye Diop inspecteur des impôts moom lañ nar a dalal ci waxtaan wi lay ñoom ñaar nag ñu nar fee janoo waxtaane lépp loo xamante dafa jëm ci wàllum actualité rawatina nag ci campagne bi lee ci campagne électorale bi nga xamante ni nag dañuy waajal rek li nga xamante ni mooy fukk ak benneelu élection fii ci Sénégal maanaam le 24 février précisément Modou Mbacke Niang waaw Mansour bala ma lay bàyyi dana ci baax askan wi war a bàyyi xel émission boobule xam lu ñuy xaar ci boobule plateau lan mooy doon format bi ginnaaw ñaari invité yi nga am kii far ci Benno Bokk Yaakaar kii far ci lépp muy Pastef Ousmane Sonko ko jiite lu mën a xaar leneen ndax day am ñeneen ñu ñëw war a bokk ci débat bi da ngeen di am ñeneen invité wala exactement luy xew ci plateau bi. waaw noonu nga ko waxee format bi moom. dañ ko def format boo xamante ni nu mu gën a souple waaye nu ñu mën a fexe ba askan yëpp mën ci gis seen bopp looloo tax dañoo woo ñoo xamante ni suñuy naataangooy la yu bokk ci yeneen këru tasu xabaar yu bokk ci yeneen këru tasu xabaar yoo xam ne ñoo nekk ci biir réew mi le ndax bu ma waxee site d'information bi di Dakar Actu xel yi day dem ci Samba Ardoba war naa bokk ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan wi ñu dem ba ci chaîne de télévision première chaîne urbaine du Sénégal maanaam Zik FM Sen TV aussi ak Birahim Touré nar naa mën a bokk ci waxtaan wi le waaye tamit ki nga xamante ni
ni ñoo bokk kër gi la di groupe Excaf di Cheikh Ahmadou Bamba Faye war naa mën a bokk ci waxtaan wi léegi tax nag par rapport ak format bi aussi Modou Mbacké Niang mën nañ ci wéyal benn mbir ndax waxtaan wi comme face à la nation lañ wax nag janook askan wi la te ñu xam fii nga xamante ni mooy réewum Sénégal représentativité bi nga xamante ni kàllaamay wolof am na ci loolu tax ñu jàpp que ni waxtaan wi doon ko nar a tënku ci kàllaamay googu la ngir waxtaan ak ñëpp nga xamante ni ñooy askan wi ñoom tamit ñu mën a interagir par rapport ak li nga xamante ni moom la ñuy def ci mbir mi la ndax xam nañ ni tolluwaay bi nga xamante ni kàllaam ak wolof am na ko fii ci Sénégal Modou Mbacké Niang jaajëf ngoon Mouhamadou Mansour Sow ñu ngi koy xaar incha allah ñu waat li kon 21h ngeen koy am en direct équipe baa nga fa gis ngeen ko noonu lépp noppi na kon muy face à la nation ca place du souvenir jaajëf Mouhamadou Mansour Sow. gis ngeen ko générique ba moo koy wane yegg nañ ci journal de la campagne muy xibaar yi jagleel campagne bi ñu koy tàmbalee ci gisante diggante maître Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko gisees ñoom ñaar ndax dafa war a doon ab coalition bi taxaw wala lu mën di xew askan waa ngi yàkkamtee xam seen diggante ñoom ñaar lan mooy xew ndaje moomee Abdoulaye Wade nga ñëwaat na dëgg-dëgg ci la mu wundu sabab bi ñu teewul reportage bu ni mel. ki fi nekkoon jiitu réew bu Sénégal di maître Abdoulaye Wade ak candidat Ousmane Sonko dañoo rek daal di daje ci benn lotel fii ci Ndakaaru ñoom ñaar dañoo waxtaan addu jëmale ci li nga xam ne moo soxal parrainage bi maître Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko bokk ci gis-gis ñoom lu ñu jàpp moo di réforme constitutionnelle bile dañ ko teg rek ngir mën a gàllankoor ay adversaire politique bi ci njëkk mi ngi jëm ci seen candidat ñoom di Karim Meïssa Wade dañ ko xañ élection bi ci loo xam ne teguwul ci yoon loolu nag man defe naa bi liste yi génnee ba léegi télé bu ma mus a waxal rajo bu ma mus a waxal wala émission bu ma mus a def waxee naa ko noonu lu jëm ci Karim Meïssa Wade ak li jëm ci Khalifa Sall. Pape Di Sopi ak leaderu coalition Sonko président dañoo tamit addu jëmale ci li nga xam ne moo soxal processus électoral bi ñoom gis nañu daal dafa am loo xam ne leeru ci mbir mi. ñaareel bi mu wax nag ci processus électoral bi nga xam ne. moom ak ay nitam ay expertam liggéey nañ ci ba génne ay firnde yu wane ni moom Macky Sall dafa bëgg a jaar ci loolu pour luubal élection yi. teewul nag amul benn kàddu bu ñu yëkkati jëmale ko ci alliance politique bi ñuy laam-laamee diggante PDS ak coalition Sonko président waaye nag Ousmane Sonko moom daal nee na Abdoulaye Wade bëggoon na bu baax a baax mu ñëw jàppale ko. waxtaanuñu waxtaanu alliance ak coalition fi mu toll nii. kan mooy bañ am. ne serait-ce que benn appel boo xam ne président Abdoulaye dina ne maa ngi wax samay militants ak samay sympathisants ñu jàppale diw loolu kenn bañu ko. gannaaw bi leen rencontre kii di leaderu coalition Sonko président dafa rek daal di dem foofu nga xam ne moom mooy Tëngéej mu amal fa ab meeting Ousmane Sonko dina wéyal lii di tournée am ci biir réew mi ñu ngi ko xaarandi ci bët saalum réew mi moom ak Macky Sall. jaajëf Abdoulaye Wadianga dañuy dem kon wutali ca fee nga xam mooy bët saalumu réew moomu sax ndax xam ngeen nim ci diwaanu Kolda ak la ko wër président Macky Sall ma nga fa Benno Bokk Yaakaar jot na faa jaar laataa mu jàll tey fee nga xam mooy ca Sédhiou foofee it nañu mobilisation bu mag moo ko fa teextu président Macky Sall jàpp ni kon bu fépp mel ni Kolda day mel ni kon deuxième mandat moom taxaw na ba noppi ñu xuus Kolda ànd faak ndaw ba topp président Macky Sall muy Codé Ndiaye. xoolal ma Macky Sall kii doy na président. doomu réew mi amee na la njukkal yaay kii liggéey Sénégal te loo wax. Atia Sitia. Sita Sate Kameya. Atanya Muka Satinola. coalition Benno Bokk Yaakaar amal benn ayu bés campagne électorale fépp fu mu jaar mbooloo mu takku moom moo ko fay tatagal. Kolda desul ginnaawa ci wàllu mobilisation. xam naa ni am ngeen compréhension bi combat bi doonul combat élection municipale waaye itam nekkul combat élection législative waaye nag combat la boo xamante ne nii ngir nag mën a téye Sénégal ci yoonu émergence te nag bañ koo jox ñoo xamante ne nii mënees nañ leen méngale ak ay aventurier wala bokk ñu jël réew mi di ko delloo ginnaaw. Le recul. maire bu diwaanu Kolda di rafetlu jéego yi nga xamante ne nii
Macky Sall amal na ko ci diirug juróom-ñaari at ci diwaanu Casamance. La Casamance pleurait, elle ne pleure plus. Casamance da doon jooy tey jii ay rongoñam fer nañu Casamance itam dafa rek amoon tiitaange tey jii nag tiitaange boobu naax na saay Casamance dafa rek ñàkkoon yaakaar tey jii nag yaakaar judduwaat na président li ñu mën a wax moom mooy suñu ay rongoñ daal fer na gannaaw ba nga dikkee ci bopp réew mi. Vous avez séché nos larmes, monsieur le président. Fabouly Gaye doon responsable Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Kolda moom itam di rafetlu bilan bi nga xamante ne ni Macky Sall amal na ko Macky Sall boobee sax la jàpp ni moom mooy candidat de l'espoir. Reconnaissez-le, Macky Sall incarne l'espoir. Fokk nit ñi xam ni Macky Sall moom mooy candidat espoir maanaam candidat yaakaar. loole moo tax ma taxaw ci kanamu askan wi de population bi jàkkaarloo ak man ngir nag ñaan la benn mbir te moom mooy nga daal di ñuy defaral fleuve bi nga xamante ne nii mi ngi ñuy sonal. xam naa ni yow président dernière génération nga waaye itam président dernière infrastructure nga moo tax ma am fitu jàkkaarloo ak yow di la ñaan lu ni mel. Solennellement, draguez-nous le fleuve. Je vous fais confiance. candidat Benno Bokk Yaakaar daal di nag jóge ci stade municipal bu Kolda ànd ak confiance bu mat sëkk Macky Sall dem sax bay tooñ opposition bi ci pourcentage bi nga xamante ne ni moom lañ leen di may ci diwaanu Kolda. Il faut ngeen may leen au moins 10% 15% bokk 10 baax na non 5 tuuti na daf leen ko 10 quand même. ma nga noonee président Macky Sall di cokkaas opposition bi naan leen kon dana leen may 10% jombul président Macky Sall moom sax ginnaaw Kolda jaax na fe nga xamoo ca Vélingara foofu tamit kàddoom jot na faa jipp jot na faa tam daal di rek dimbali askan wa ci wàllum nekki lu mel ni daluwaay hôpital boo xam day doon hôpital niveau 2 ngi si wàllum paju gi candidat wu Benno Bokk Yaakaar tam jàpp na ni fi ñu toll ni tembe daal daañu fa def ab gazon synthétique ca stade ba fa nekk ne stade municipal ñu teewlu kàddoom moom président Macky Sall. ndegam Vélingara dëkku mbéy la moo xam coton wala gerte wala d'autres spéculations dinañu def centre de formation boo xam ne machinerie agricole méthode culturelle ak pour les jeunes filles lépp lu ñu soxla pour am métier dinañ ko fi def te du yàgg pour que ngeen am seen centre de formation professionnelle. yaakaar naa ni fan yi waa DER jaar nañu fi am na loo leen gis kon boo leen bëggee politique yooyu ñu wax muy couverture maladie universelle muy PUDC muy bourse yi boo leen bëggee loolu continuer leen cette tendance majoritaire pour que au soir du 24 Vélingara soit parmi les premiers départements du Sénégal am nañu ci yaakaar li ñu gis